asalaamaaleykum Père Gaston. maaleykum salaam. waaw ñu ngi am mbégte amal fii ci plateau Kéwoulo Info. comme ça ñu mën a waxtaane li nga xam ne mooy actualité bi li bees li encore moo di inculpation bi nga xam ne nañu def nañ la ko ci cadre enquête bi nga xam ne section de recherche ubbiwoon na ko ci chantage tentative d'extorsion de fonds bi nga xam ne Moïse Rampino ak kii mu àndaloon mu di Cheikh Gadiaga defoon nañ ko ay autorité te yow nga duggoon ci doon leen jéem a dimbali pour ñu fay ay bi nga xam ne taaloon nañ ko jëmale ko ci nit yoo xam ne xam nga leen. est-ce que mën nga dellu ci ginnaaw waxtaanee ak ñun la xewoon ci mbir moomu. maa ngi leen di gërëm ci bëgg a leeral li coow yi am ci réew mi ci affaire wu Gaston du lu bees parce que affaire inculpation bi c'était depuis le début parce que soo demee ba nekk ñu cité la ci benn affaire wala nga nekk témoin ci justice bëgg a am lu leer. il faut mu woolu ñun ciy tudd ñëpp pour déglu leen et que tant que yëf yi jeexul dañuy ñuy wax inculpation ne veut pas dire culpabilité c'est pas la même chose nit ñi nag dañuy jaawale xam nga Sénégal nag dañu nekk réew mu ndaw moo xam ne suñ tuddee benn mot rek inculpé ñu defe ni dëkk bu tas la surtout soo dee borom mbokk amee say mbokk amee yëpp dañuy say xarit ñi la bëgg ñëpp dañuy jaaxle mais du lu bees day heureusement aussi que au passage ma ci remercier waale Cheikh Mbacké Guissé de Libération parce que mënoon na tëb rek bind ko ma xëy gis ko mais au moins il m'en a parlé hier ñu toog waxtaan ci li mu dégg et tout ça ma expliqué ko gis nga it ni mu ko bindee dafa expliquer clairement ce qui s'est passé donc amu ci problème. parce que bi ñuy wax inculpation dafa di dañ la boole ci dossier bi waaye ki xam dossier bi xam ne keroog ba ngeen jógee sax ci gendarmerie bi ban la fa tuddee ba ñoom ñu yóbbu leen dem placer leen sous mandat de dépôt ba dossier ba yegg ci juge d'instruction la ñu xam kan ak kan lañ ci tudd. voilà kon du lu bees lu tax tey ñu indi loolu tey. non lu bees la booba la ci gëj a wax man boog booba laa ci gëj a wax moo tax tey bi ñu ci bindee sax man bi démb bi ma journaliste booyee sax dama jaaxle parce que loo xam ni jarul woon réchauffé mënoon nañu xaar tribunal bi pare mais de toute façon c'est pas grave xam nga Gaston nag moom léeg-léeg c'est un bon produit pour vendre et tout ça donc bërki démb ak Kaolack ñëpp xam nañu son proximité ak le chef de l'État tudd na ma publiquement cité ma ñi seetaan bon y a toujours des mécontents par-ci par-là yoo xam ni xëy na tey yéene wuñu sax Gaston jàmm boo yemee y a pas de problème àddina moo demee noonu soo ko xoolee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ni ca Màkka sax dañ ko gundu xataal ba mu génn fa dem Medina soo gisee tey am na ay sëriñ su baax soo xam ni ñu dañ leen di gundu xataal soo gisee am na ay homme d'affaires yoo xam ni sunu yaakaar ni ñu ngi réussir il faut que ñu gundu xataal leen ndax réew mi ñun dañu mel ni bokkatuñu dara saa yoo xëyee ku nekk yaa ngi wut noo taxale sa morom or que sunu doom yi nag ñooy sëy ëllëg yooyu yëpp dañ ci war a di bàyyi xel ñun man awma problème ak kenn mais nag je l'accepte et puis su fekkee na proximité bi ma am ak le chef de l'État loolu tax kooku moom bee bu ñu ko ne wax je l'assume parce que man lépp loo ma sa dugg ba ma duggee ci làmb dama ko assumé ba ma duggee ci football dama ko assumé bi ma duggee ci politique bi malgré que du ma politicien parce que aw ma carte ci benn parti mais am naa droit supporter nit am naa droit soutenir nit parce que man sama parti c'est le Sénégal am naa droit soutenir képp koo xam ni da nga war a defar Sénégal su fekkee ni loolu moo dérangé nag que ça soit l'opposition que ça soit des mécontents là vraiment danañu gën a déranger wu parce que man personne je dis mënuma déstabiliser. waaw yëf yi du lu bees waaye coow li di inculpation bu jibee ci boppu nit ñi dafay mel ni décision bu bees la. bu bees la effectivement fekk du loolu est-ce que mën nañu dellu ci sa xameen ak ki nga xam ne mooy Moïse Rampino ak ki nga xam ne mooy Cheikh Gadiaga. Moïse Rampino xaw ma ko d'ailleurs moom wax na ko à la gendarmerie que Père Gaston ci télé laa ko mas a gisee mosuma ko gis l'autre Cheikh Gadiaga dégg naa fa jàppoon nañ ko jàppam bu njëkk ba tax yëguma ko ren laa koy soog di yëg bi événement yi amee parce que man du ma toppatoo yooyu y a des détails ay lu bon du ma ko toppatoo daan na ma romb rek su ma fekkee ci benn milieu père comme ni ma ñëppi wooyee père war na ma gis père jël ma audience père kañ la ñuy gisee père il faut ñu waxtaan ci noonu la ñu xamante ba bi son soi-disant patron ci leen ubbil site yi amee problème ak waa kër Dakaractu
koy mooy Cheikh Amar avec avec waa Dakaractu ñuy coow bi coow yi amee ma dajeeg ñoom dans un milieu woo ko di ko yedd dafa ko bàyyi leen coow yi tel ñii patron de presse yi ngeen di gis ak yi nit ñi suñuy xuloo yéen su ngeen ci duggee yéen ciy des parce que ñoom suñu ëllëg xëy na ñooy bokk reer yu mel noonu lañu waxante man awma intérêt ci foncier damay wax li ci site bi lay waxe awma intérêt ministère des finances awma intérêt impôt et domaine bokkuma ak homme d'affaires yi nga xam ni dañuy jege ministres yi pour kii de chantage instrument de chantage di ubbil nit ñi ay journaux 8 pages di ubbil nit ñi ay site pour suñu bëggee def dara wala ñu bëgg chantage benn autorité di leen bind lu ñuy bind pour ëllëg ak si biir ñu mën a dellu pour jaaree foofa pour mën a am li ñu bëgg man bokkuma ak ñooñu xaw ma yooyu ñu ko tàmm ñi xam nañ leen suñ leen seetee danañ leen xam te ñëpp xam nañ leen itam xanaa kay bañ leen a tudd mais xam nañ leen man nag du man maa leen di tudd wala di wax parce que man d'ailleurs bi ma fi amee sama journal muy jour J ak site bi nu commencé ma xam ni dañ cee nar di bind ay nit yu ñu joteelu dara ci laa tëjee yëpp parce que man bugguma ameel kenn àq mais nag ñi nga xam ni tey am na fi ay seen i nawle seen i collègues yoo xam ne tey ñu ngi ci seen milieu bi su ngeen gisee toujours ngeen di dénigrer le milieu duñu jàngunu journalisme jàngunu dara dañ leen a ubbil site ubbil leen journal ñuy bind di ko jaarale ci revue de presse di neexle sax peut-être que ñu leen di amplifier seen i propos pour ñu mën a jaay seen journaux ak mën a wëlbatiku di chantage ay autorité yooyu ñooñu nañ leen wëri te it li may invité autorités yi aussi ñu bàyyi xel ci ñooñu te bañ di céder au chantage parce que chantage wu presse rek warul a tax ñuy bàyyeeku bay def sax yoo xam ne warul ko def. bu ñuy xool organisation bi nga xam ne Cheikh Gadiaga tegoon na ko ak Moïse Rampino dafa huilé woon ba dañuy xalaat ni waroon nañu mën a am ay complicité feneen par exemple ci ñu mën a accéder ci ay dossiers judiciaires parce que man bokk naa si ñi nga xam ne de temps en temps doon naa lire seeni article mais loolu dafa di dossiers yoo xam ne pratiquement mun nañ ne yow waroo mën a jege dossiers yooyu. parce que mënoo. non c'est sûr xaw ma sax dossiers yooyu déggoo man la aw ma intérêt ci ñi mu tudd ñëpp aw ma intérêt ci ñoom le contraire xanaa man suñuy am su intérêt am ñoom ñooy am intérêt ci man parce que may fekk man. ay nit ñu nekk ci jafe-jafe wala problème wala ay coow may ñëw di jéem a defar ak di ñaw man ñawkat la xaw ma dossier kenn parce que dugguma ci service yooyu xëy na nag les gros hommes d'affaires yi nga xam ne ñoom ñoo leen di protéger ñoom ñoo leen ubbil affaires yi bañ cee feeñ xëy na ñooñu ñoo mën a xam dossier yooyu ba leen koy jox wala ñoom ñu koy wuti feneen wala ay opportuniste di leen joxe dossier même man xaw ma loolu j'ai pas de dossier sama dossier mooy sama famille xaw ma leen mësuma koo xam ci football bi mësuma koo xam ci làmb ji mësuma koo xam ci politique bi mësuma koo xam ci sama business yi may def 75 laa ñëw Dakar di business façon boutique bu ne ubbi naa ko fi mësuma am ak kenn affaire. Père li ma mënul comprendre ñaan njëkk yàgg nañ ko fekk fii Sénégal nga fekk diggante bu ñagas nga ne dama fay dox te jàmm tax nan la dox jàmm boobu nga xam ne yow loolu nga doon def jéem a ñaw diggante comme ni nga ko doon waxee gis koo xam ne xalaat nga ni ñii dañuy jóg di ko xeex nga ne xaaral ma dox si wax si jàmm naka la loolu mën a tourner ba ñu mën koo def affaire. mais moo ma jaaxal xam nga tey ña ma doon doxal jàmm muy peut-être les douaniers ak ñooñu sax bañ leen laajee dañ ni Gaston sax ñun gëj nañ koo gis gëj nañ koo dégg xam donc su demee ba ñuy ñëw di ndox jàmm xanaa dem nañ sax peut-être ba ma ci bëgg a dugal pour daw ñoom res wala pour sàmm seen poste ñun nañ ci raxasu mais ñoom nañ seet fan la ces bandits là jëlee ces informations là nañ ko seet wala su fekkee ni aussi du luy dëgg wala defuñu ko ils n'ont qu'à avoir la conscience tranquille quitte ak seen conscience mu jeex mais man buñ ma ci jéem a dugal d'ailleurs heureusement que à la gendarmerie tout a été clair ñoom ñaar ñi nga xam ne tey ñu nga fee di tëdd ñoom ñaar yëpp kii nee na mosuma gis
keneen ki nee na sama yoon nekku ci te it c'est la réalité man sama yoon nekku ci yooyu aw ma affaire ak ay bandi su ma xamoon sax nii la nu mel duma ci sax dugg parce que Cheikh Gadiaga après sax laa dégg ni daaw defoon na prison or que man loolu yëguma ko woon sax parce que man du ma topp tooy fu jàmbur ren laay li yëg yooyu yëpp mais nag yàlla may na ma nag benn notoriété ak benn popularité boo xam ne ku ma romb ci mbedd mi ak koo manti doon fu ma romb nit ñi topp maag Père Gaston Père Gaston Père Gaston père ku la ko wax da nga foog nga am ci moom benn cofeel parce que père mooy papa te tey réew mi xam naa ni les 2/3 de la jeunesse ba ci réew mi laa wax waxuma Dakar réew mi yëpp laa wax fu ma romb ñu ni ma père loolu sag la donc man aw ma droit sax def yenn yi. dëgg la lenn li ma bëgg ñu leeral moo di inculpation nekkul jàpp nit walla pare ko dugal kaso. inculpation moo di dañ la boole ci dossier bi war la mën a déglu. dans le fond bu ñu demoon sax ba ci jugement la plupart des cas mën na nekk pour un non-lieu walla boo amee ay tribunal la suba lu mel ni bul ci duggati ban jàngat yow nga ci am ci suba boo parce que finalement dafay mel ni suba yow tey bu la kenn woowoon sax ne la kaay dox jàmm ci lenn lii dafay nekk jurisprudence boo xam ne ça c'est sûr hein dootoo bëgg a def sax lu baax tu n'as plus envie parce que su fekkee da ngay def lu baax ñu lay dugal ci ay wax yoo xam ni yow daf lay dépasser dootoo sax am sax envie li ñuy wax assistance à une personne en danger dootoo am sax envie assister kenn mais nag su nekkee ci sa deret aussi parce que man mënuma gis moi je suis un homme de solidarité et de partage mënuma gis nit ku ñuy subirloo wala ku ñuy tam dëmm wala ñu lay jiiñ ay yoo xam ne wóor na ni lii du yow kooku ki ñu koy jiiñ dafa am ay mbokk dafa am ay jabar am ay doom comme man bugguma kon kuy néewal nit wala di yàq nit pour ndax xaalis pour soutenir xaalis jaru ko soo bëggee xaalis tam dama nga ñaan ko mais jarul yàq der mais Sénégal nag looloo fi nekk soo gisee saa yu ñu koy nit ñaa ngi déglu ay revue de presse nit ñaa ngi déglu ay ñu ngay digital site yi di su dee lu baax duñ ci commenté lu bon rek la lu bëgg ñu commenté alors réew nag du doxee noonu il faut que ñu delloo suñu xel xam ne ñun ñëpp ay mbokk lañu suñu doom yi ñooy sëy ëllëg. bokk na leen lu ma bëgg a comprendre lan moo tax jege njiitu réew muy tax ñi lay xeex sax pratiquement yéen a bokk benn camp mais peut-être jegewaay bi day tax parce que bëri na ñi nga xam ne waa dañu bokk APR comme démb ñi nekkoon ci biir PDS. nga xam ne ñun journalistes yi ñi bokk même camp dañ lay woo ba war la mel ni dañ lay sos pour nga attaquer kenn koo xam ne seen camp la nekk lan moo waral loolu exactement. xanaa ñàkk culture ak manque de ak ñàkk générosité parce que réew mi même ñi bokkul parti war nañoo mën a jubóo war nañoo mën a yéenante jàpp même su ngeen bokkul parti tey waxante di critiquante sainement parce que critique kenn baju mais na sain na nit ñi ànd ci ngor ak teraanga mais parce que bokku leen parti wala sax ngeen bokk parti di waxante lu bon wala ku nekk ngay xam nga un jour dama ni temps wu parti socialiste temps wu PS temps wu Senghor man sama papa politicien mu mag la woon à Louga ministre yi suñu daan ñëw suñu kër dañ daan ànd ñooy bokk oto ñett wala ñeent yeneen oto yi topp leen chauffeur yi di ko dawal mais dañ daan bokk di waxtaan ba Louga ñëw yenn suñu kër mais actuellement yow je te prends au défi kañ nga est-ce que 2000 léegi mas ngaa gis ñaari ministre bi bokk oto mas ngaa dem ci benn kër ministre fekk fa beneen ministre dama la posé boobu question. déedéet masuma kaa gis. doo ko gis parce que générosité bi moo manqué kenn yéenewul sa morom jàmm ku ci ne defa nga ni soo jegee sa morom sax ñàkk la nga yor soo gisee sax par accident sax ñaar ñu ànd ñu ngay fexeel un troisième suñ ko fexeelee ba pare ku ne démarche yoon fu ñu teg loolu il faut qu'ils apprennent à donner le bon exemple à éduquer le pays là suñ leen ko dénkee ñoom Macky Sall leen jox li nu yor ñoom dañu war a mooy ci di communiquer au moins pour des réalisations du président mais pas di reyanteeg di siisanteeg di def yu kenn xamul yooyu c'est pas bien nañ solidaire ci seen biir d'abord di inviter le peuple à être solidaire opposition pouvoir solidaire
bis bu voté jotee ñu voté ji mais mënuñu à tout moment ñu nekk éternellement en campagne électorale ay waxante yu bon ay yéenante lu bon nan dugal nit ki kaso nan rey nit ki nan yàq deru nit ki nan tas njabootam c'est pas bien yàlla nag noppi na nit ñi moom li yàlla bind ci ñoom kenn mënu ci ñoom dara na leen nangu ndogalu yàlla comme ni ma koy waxee il faut ñu nangu ndogalu yàlla man nag je ne regrette rien du tout lépp lu ma def rek je l'assume parce que bi ma koy def lu baax a ma ci dugaloon ma ko doon def ñi ma ko doon defal aussi pour bëgg ñu bañ ñu yàq seen der bu boo sax ñu bañati ma tudd mais yàlla xam na li tax ma ko doon def seen intérêt tax ma ko doon def pour bañ dara lu lëndëm wala lu ñuy taqal ci seen carrière. père xalaat loo tamit responsabilité wu syndicat wu journalisme. engagé wu na ci lu mel nii parce que dafa yomb ay nit xëy rek créer ay site internet te ñëpp xam na ñi jubluñu ci lu dul amee ci xaalis ju dul attaqué ay nit gratuitement. mais loolu laa wax ba tey c'est-à-dire que des soi-disant man des journalistes parce que journaliste mais des soi-disant journalistes alimentaires yoo xam ne tey benn dërëm jaral nañ ñu yàq der li koy entraîner aussi mooy ay patron de ay homme d'affaires ay businessman yoo xam ne ñooy ubbil ay nit ay site ak leen ubbil ay journaux ñoo leen di jox moyens yi pour ñu leen di défendre ñoom ñu def ko instrument de chantage ñu nu jël jox leen ko ñooñu dem recruter ji ay soi-disant journalistes parce que un vrai journaliste kenn waru koo mën a bind loolu bon wala lu mu gëmul mais dañuy jël ay nit alimentaire di leen bindloo n'importe quoi ñel na leen koy defloo ay nit ñu yaakaar ni ay nit ñu baax la ñu nekk ci dëkk bi ñu yaakaar ni dañu bokk sax ci économie réew mi or que ñoom ñooy matraquer économie bi ñooy yàq sa économie bi parce que c'est des perturbateurs c'est des gens yoo xam ni jaruñu sax a xam jaruñu sax état bi di leen jàppale ci dara parce que tey koo ci fayu ku ci fisc bi topp nga ni naa dem na sama site wala kii bind parce que ñoom feeñu ni ci site bi feeñu ni ci journaux yi nañ bind yàq deru ku ci am soxla ministère des finances benn marché bu réew la nga am say partenaire sa aajo soxlu fajuwul nga ni naa dem na ko site yi bind na ko journaliste yi bind journaliste yan ñi ma nga xam ne man maa leen ubbil li ñu yor pour ñuy chantage di la chantage politiquement di la sosal di jéem a yàq sa politicien en général dañuy gaaw a tiit ñi ci ëpp duñ sax gëm yàlla suñu gisee ni bind nañ leen rek jaral leen gaawantu woo waaja le soi-disant journaliste sax bëgg di ko jéem a amadouer et tout ça pour mu noppi wala pour mu bañante bind or que ay nit ñu nekk ci seen biir tuddee seen bopp yi homme d'affaires ak ay économie ay des gens de l'économie nekk fii seen intérêt bopp rek a tax ñu yàq deru nit ñi du leneen seen intérêt bopp rek moo tax ñu créé parce que sites yi en général ñi ci ëpp sites yi ci ëpp ñi koy gérer moom mu site bi ay homme d'affaires ko moom ubbil maa ngi nii dee ma défendre del yàq deru nit pour ma am li ma bëgg yooyu nag lañu war a gëstu xam lan la ci syndicat journalisme yi aussi gëstu état bi jàppale leen ci pour loolu ñu dindi ko fi parce que mënoo toog sa biir kër ak sa benn portable benn ordinateur loo neex bind instantanément dina minute bu ne mën ngaa changer loo neex bind amoo dara looy fay amoo employé amoo dara sa biir néeg rek nga toog di bind di sos di bind bëri na suñu biir bari na trop ci seen biir kooku kay xam ngeen ko yéen a ko war a xeex nag état bi accepté jàppale leen ci aussi parce que nag toog sa kër di bind lu la neex tey avec la technologie là yàq deru nit dafa yomb mais nit ñi aussi nañ gëm seen bopp parce que jéem a yàq sa der taxul sa der yàq parce que man samay mbokk xam nañ ma Sénégal xam nañ ma dëkk ba ma dëkk di Louga xam nañ ma man tey suñu temoon sax ni Gaston dëmm la doon xam ne Gaston du dëmm Gaston sàcc la doon xam ne Gaston du sàcc man nanoo sos nag mais nag c'est malheureux aussi ñi la bëgg ci xamuñu ci dara xamuñu nan la lu xew suñu déggee dara wala ñu liir dara dañuy tiit. parce que baatu inculpé dafa di baat boo xam ne duñ ko firi ci ko wolof. xam nga xamuñu ko parce que on n'est pas trop cultivé dans ce pays là soo ko waxee bon
say doom dana comprendre parce que man samay doom bàyyiwuma leen noonu ñoom ñëpp man samay morom la ñu xam nañu kuy seen papa et puis jàng nañu xam nañu mais da ngay am say bokk am say xarit am ay nit ñoo xam ne dañ la sopp ci àll bi yow mosoo leen a gis sax ñoom ñoo la soppal seen bopp suñu déggee loolu ci rajo yi ak revue de presse ni mu rëy alors c'est pas bien c'est pas bien loolu nañ delloo ci xel yi te nit ñi c'est soi-disant journal nañ wuti liggéey wala ñu dem jàngi journalisme nañ dem ci école privée journalisme ñu jàngi su fekkee daf leen liggéey boobu daf leen neex wala ñu wuti beneen liggéey mais liggéeyu sos liggéeyu fen liggéeyu wax lu dul dëgg liggéeyu yàq der loolu du liggéey loolu yow ak assassin yow criminel yi yéen a yem mais nag ñu koy accepter aussi ces autorités là di accepter yenn chantage yi di accepter yenn yi avec ces directeurs ou inspecteurs ou ñu kenn xamul yooyu nga xam ni dañ leen a yaakaare woon ni am nañu capacité de déceler le faux le vrai faux et le truc mais su fekkee ni yow suñ la bindee rek nga tiit c'est parce que da nga yaakaar ci sa bopp des actes malhonnêtes yoo ma sa def parce que si tu es quitte avec ta conscience suñ la bindee doo tiit war nga mën a ànd ak sa stabilité toog xam ni yow li ñu lay bindal yow xam nga ni lu dëgg yàlla xam na yàlla seede la say mbokk seede la nu xam na ni lu dëgg kon jarul ngay tiit wala ngay jéem a dugal keneen wala ngay di dérobé wu et tout ça c'est pas bien wala ngay même di jéem a wax ak la preuve un gars comme Lamine Sarr le douanier là mais buggul woon a sax xam Cheikh Gadiaga buggu ko woon a gis waa ji bi mu ko bindee dafa teg lépp ci Sëñ Touba rek et que heureusement une semaine après il m'a rappelé pour ma ni ndeke ñoom ñaar ñoo bokk sëriñ baal na ko d'ailleurs sax war nañu gisee ma ni ko bul gisee ak moom sa bureau bul gisee ak moom fenn su ngeen di gisee leen ci mbedd mi parce que wóorul man yooyu yëpp pour jël ay précautions la woon. dëgg la parce que am naa nag expérience ci lu bëri yàgg naa ci réew mi xam naa lu bëri mais aussi su nit ñi fii ñi nga xam ne ñoo waroon di réguler ñooy yàqkat yi ñooy pousser même nit ñi que ñuy lor nit pour seen intérêt personnel mais nag man su fekkee ne rek sama proximité la ak le président Macky Sall sama proximité avec le pouvoir man nañu jaaree ñu feneen parce que je l'assume dama ciy continuer man ñëpp xam nañ ni fu ma nekk fa laa nekk ku ma àndal man Sénégal mooy sama parti aw ma beneen parti mais dama am sama gëm-gëm ku ma gëm naa la su ma la gëmul gëwuma la su ma la weddee wedd naa la fi may wax ni yow gis naa ni man fa ma nekk muy Macky Sall c'est pas parce que dama ci nekk pour leneen nekkuma ci pour dara dama ko sentir ni mi ngi liggéey ma ànd ak moom du leneen accepter aussi que ni que bañ ba wut sama mouvement tudde ko nangu ndogalu yàlla laa dama nangu ndogalu yàlla rek bis bu yàlla dogaloon leneen ni dama koy nangu mais lii yàlla dogal dama ko nangu tey nekk ci moom nag di ko ñaanal yàlla pour nag mu réussir parce que su réussirul pour boppam rek pour ñun ñëpp la réussir keneen ku fi mën ci ñëwit su réussir pour ñëpp la réussir parce que Sénégal benn bopp la ñun ñëpp benn la. jërëjëf Père Gaston.